Mamadou Ndoye Bane moom itamit inspecteur Bane moom itamit ci terrain bi waaye ànd ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye wax naa ni xalaas baa ngi noonu kan laa jox yow wala ma jox Ndiaye. mu nuyoo fu la fii laa tàmm di commencé de. ayca kon yàlla na ñëpp am jàmm rek. di leen ziar ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi déglu yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci biir kër yi def ko ci nit ñi. ko bëgg jàmm yàlla na yàlla may jàmm ko bëggul jàmm yàlla na la yàlla may jàmm daal la ñuy ñaan ci réew mi di ko ñaanal ñëpp nag waaw. Bane couvre-feu bi dem premier jour bi tàng na di xaar maa ngi ñëw tàng na trop Ndiaye maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay delloo siyaar Ababacar maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu waa Sénégal maa ngi nuyu inspecteur Bane. del tàmbalee ci moom ndax boo amee rakk da nga koy teete. del tàmbalee ci moom amul problème man noonu laa ko bëggee. kon de li ay provocation la waaw yow bul tontu bàyyi ko rek mu dem ci partenaire après mu yeggali yow bul tontu. ma tàmbalee ak Promobile. di sponsor ci xalaas di njëriñ ci réew mi. sunu moomeel mooy Promobile plus su mbégte mooy Promobile plus la boo xamante ne ji doo ko def sa téléphone di ñàkk réseau fenn di woo ñu naan la ki nga yow mënoo ko jot ak dafa dugg fii dafa génn fii amu ci plus bi yomb na lool xéewal neen la 1000 francs lay jar. di nga ci fekk 5000 francs crédit di nga ci fekk également 750 MO ngay mën di connecté wu nu mu la neexee validité 1 mois. 4G bu mucc ayib vrai 4G partout nag au Sénégal foo dem Promobile am na fay agence 24 agence ci réew mi ngir taxawu leen suñu service client 1675 la lépp loo bëgg a xam ci suñu ay offre yi ñu indi lépp loo bëgg a xam ci numéro yi ñu war a jàpp ci Promobile lépp loo bëgg a leerlu ci Promobile da ngay def 1675 beneen partenaire ci xalaas moo di Laris di sérum américain boo xam ne dafa am doole ci ñi bëgg seen karaw sëq ñi nga xam ne dañu bëgg a yar karaw wala ñi seen karaw dund bi des. dañ ko enrichir ak ay vitamines yoo xamante ne ji dafa baax ci cuir chevelure mais également dafay dundal karaw yemuñu ci ndax dañu ko jaarale ci ay laboratoire yu nekk Amérique ay biochimiste yu xarañ certifié ko moom Laris ba noppi dafa riche en biotine di vitamine bu essentiel ngir karaw gu sëq mais ngir karaw guy dund. Laris ku ko bëgg muy góor di jigéen képp ko xam da nga bëgg sa karaw wala nga leel bëgg mu. garaaw de bëgg leel tàggoog leel boo yow sa leel feeling la parce que lu ne proposé nañ la ko mais da nga ne garaaw la. dama joxe karaw gi. kon baax yeggali kon baax na. yeggali sa bos ak bu Sadio Mané woon nañu li. waay yeggali te nga maanu ci leelu jàmbur yi. en tout cas Laris képp ku ko yittewoo da ngay jokkoo ak Lay Cosmétique marché Sandaga la nekk moo yor exclusivité moo ko fi indi 77 656 90 18 77 656 90 beneen partenaire ci xalaas muy comptoir commercial de plomberie du Sénégal bi nga doon wax. spécialiste ci wàllu sanitaire fii ci Sénégal ak ay salle de bain dernier cri également di liggéey lu am solo ci plomberie wàllu tuyauterie mais également matériel d'irrigation matériel yi baax moom lañ lay jaay ba noppi garantie la ko dañ lay gunge nag ñoom waa CCPS lépp luñ la jaay. muy sanitaire muy tuyauterie muy plomberie muy matériel irrigation toppatoo la ko taxawu la garantie la ko ñi ngi rue Valmy angle Ngalandou Diouf ñi ngi rue Floris angle Khaslan am na ñit place rue Tolbi ak angle Faidherbe comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS 33 821 14 80 wala 77 517 98 29 wala 77 401 55 69 Bane yaakaar naa ni am na beneen équipe boo xam ne ci réew mi la bàyyeekoo woon dem fële ca Côte d'Ivoire moom tamit daal di fay am ndam. waaw ñu jaraaf dem barrage waaw moom day dem barrage donc ñu ngi koy ñaanal yàlla. yàlla it may leen ndam. en tout cas suñu équipe bi daal ñu ngi def effort quand même. waaw nañ góorgóorlu ne leen gars yi jàppale te ñaanal rek ñoom it ñu góorgóorlu. gën a sori ba dem final incha allah. léegi nag Bane li may ñaan mooy nañ dem ci xalaas gi bu ñu demee ba 52 jot. ñu wax ci couvre-feu gi. noo ko bëggee waaw nañu dem ci xalaas ba 52 ñu wax ci couvre-feu gi parce que am naa ci xalaat te sànq ñu ngi waxtaan ci biir salle bi ànd ñu suñu ay xalaat donc nañu dem ci xalaas gi ba ci kanam ñu soog a dem ci démb première nuit couvre-feu gi waaw nduxura pël la ñuy dem Ndiaye moom xamu ci dara ndax moom couvre-feu ak sans couvre-feu 20 heures moom tëdd na wàññi ko def ko 18 heures da la fa tudd nduxura pël de xam nga ko bu baax a baax nduxuru pël xool leen am na yu ma leen envoyé dafa am benn usine bu fa nekk boo xam ni population ba ña ngay ñaxtu ndaxte day génnee saxaar soo xam ni di dugg ci biir kër yi te day feebar population ba ca après li ñenn ci population bi lañ wax jokkoo naa ci monsieur le maire sax mais ñoom nee nañ ma ba leen di jox foofu ak ba leen di jox autorisation ñoom yëguñu tinuñu ñoom sax dañoo dégager carrément seen ay responsabilité daal xam naa ni daal li ko jëmee ci sous préfet ñoom préfet xam naa ñoom ñoo ciy mën dara waaye usine ba waaje ci boppam benn indien la te entreprise am Côte d'Ivoire la nekk maanaam li muy liggéey fii Côte d'Ivoire la koy jaayee ji te ma ngay fàtt waa dëkk ba te saxaar sa maanaam la muy génnee dafay feebar waa dëkk ba après ñoom li ñu wax
déglu leen xool leen image après. ñu ngi dëkk fii Nuxura Pël ci gannaaw kër Baaba Maal boor boobu la am benn usine boo xam ne ay indien ñoo ko moom huile de vidange oto yi huile moteur yi moom lay transformé di ko recycler waat bu koy recycler da koy lakk saxaar si nag day dégager ay PCB ay dioxine yoo xam ne vraiment c'est cancérigène. Depuis 1 an et demi ñu ngi nii di xeex ak moom waa ji dafa ñëw fekk ñun ñëpp ñu dëkk fi mu ñëw di forcer pour dem a bokk ak ñun par force alors que usine bii nii daanu usine moom la ñuy wax ci établissement classé régi par le code de l'environnement balaa sax muy installer quoi que ce soit dafa war a am étude impact environnemental xool ndax usine bii jegewul ay kër jegewul tali route nationale yooyu yëpp mi ngi ci code de l'environnement bi bu defee yooyu ba am agrément ci la war sax commencer tabax mais dafa tabax ba pare léegi bëgg imposer toogaayam ci biir nit ñi te mi ngi ci à presque 100 mètres ci yenn kër yi alors boo duggee ci code de l'environnement da ngay gis ne normalement dafa war a am nekk distance de 500 mètres d'habitation distance de 500 mètres même d'une route nationale te mi ngi ci buntu route nationale mu yoonu Mbuur bi jëm nañ nag lu nekk ci yar ak teggin de génn bind nañu lettre adressé sous-préfet bind nañu lettre adressé ko maire yi nga xam ne ñoom ñooñu seet naka la nit usine boo xam ne li muy def c'est très dangereux pour la population waroo nekk ci biir population ñu di ko may muy testé te la muy testé saxaar sa muy dégagé mi ngi koy dégagé kon ci kaw population bi nga xam ne moom lay testé xale yi seen asma day yeew bu tàkkee yow sa bët day xasan sa siin ci kaw noonu dafay saf xam nga da ngay socc yëpp wax nañ ko autorité yi muy sous-préfet wax nañ ko yëgal na ko préfet ñoom ñëpp yëgal nañ leen ne leen lii mënuñ ko dékku kenn du noyyi buy commencé saxaar ba mu dugg sa biir nekk heure bu mu la yee nag mënatoo nelaw pare nga ci bu dee 2 heures du matin boobu moom ngay jóg waaw parce que xet bi bu xasee ba dugg ci biir dootul génn mën na nag naaw ci mbedd mi mais ci biir dootul génn autorité nee nañ leen bu fekkee liñ leen wax gëmu leen ko ñëw leen ngeen toog ak ñun ne serait-ce que 2 heures waa ji taal ngeen déglu bu ngeen xool ba xam ndax liñ leen wax dëgg la bu fekkee li leen wax du dëgg bàyyi leen ko boobu léegi dañuy bañ loo xam ne lii dafay niroog scandale parce que waa ji li muy defar noonu muy super force jaayewu ko fii mën nga war station yi fenn doo gis lu ñu bind super force Côte d'Ivoire la installé moom adresse am sax yëpp numéro téléphone am yëpp Côte d'Ivoire la fii nii amu fi benn bureau boo gisee boo xoolee documentation bi ñu la jox yëpp da nga gis Munka Bambara la ci def Munka Bambara parce que fii la jàppe woon Munka Bambara donc moom la ci def usine bi moom mooy bureau yëpp dossier bi mu njëkkee jóg commandant de brigade bu Diamniadio moom moo ko piloté woon mooy gis nga arrêté bi da ngay gis fii rapport commandant de brigade bu Diamniadio beeg yooyu yëpp daf ko laaj document yi mu ko laaj yëpp mënul fexe ba indil ko donc c'est le sous-préfet bi fi nekkoon nekk def arrêté pour usine bi taxaw nekk di yéeg wàcc ba ne nañ ko may dafa am ay matériel bu bees bu muy teg donc ñu may ko ñun ñu jaax ne naka koo xam ne nekkul amul sax amagul délibération maire yoon lay utee délibération amagul délibération naka la ko mel noonu ñu mën ko may muy naan day def ay installation day tester matériel bu bees boo xam ne bu ko defee dara du xeeñ te la muy tester ci kaw nit la koy tester xanaa sax bu deen day tester ngeen ne ko na ñëw ak experts yi nekk ministère de l'environnement mu won leen lan la fay def ñu laaj ko mais yooyu yëpp doo ko gis li ngay gis daal mooy waa ji mayaat nañ ko mi ngi produire xam nga te ci mbedd mi lay jëndee ji huile yi lii nii soo documenté woo dëgg di nga gis que ni même oto yu koy transporter sax di nga romb si teen dañ ci bind transport usine huile usagée yëpp dafa war a am sax quantité boo xam ne moom lay génne par semaine mu ñu di ko déclarer mais yooyu yëpp amul ña muy liggéey loo aussi tamit yàlla moo xam ña fa njëkkoon liggéey ñoom ñëpp ñii dañoo feebar après jóge fa dem seen yoon nii day jéem a naxee population bi bu àjjuma bu jot ay booru 14 heures mu am ñoo xam ne ñoo koy woowal ñenn nit ñi nga xam ne dañoo sonn dëkk ci village yu fële ci kaw mu woo leen ñu ñëw jël mbuus boo xam ne kilo ceeba ci nekk benn litre diwlin benn mbuusu ndox ak benn kilo suukar moom moo ci nekk moom la leen di jox ñëw ne def ko toujours nag ci mbuus mu xonk lu doy waar la nag àjjuma bu jot la ko doon def bi ñu commencé di koy xamal ni ne leen yéen nag ngeen di nangoo ñu ñëw di leen jox sarax yi nii yi leen kar mujj gi la ko commencé changer yóbbu ko àllarba. foofee ca nduxuru pël waa ji tamit comme ni nga koy bëggee njaay jéem na maa jokkoo ak moom numéro Côte d'Ivoire la yor jéem naa maa jokkoo ak moom mais ba léegi antoogul moom indien boobee
li mujjee wax de aw ma ci xalaat muy sarax bi. bu leen doyul buñ ko jël. mais li mu njëkk a wax nag. waa ministère de l'environnement. bu dee yëg nañu ko. war nañ ñoo wax fuñ ci toll. waa ñun sax quoi mais wax sénégalais ak ñoom ñu dëkk foofu. bu dee yëguñu ko. nañ ci jóg ndax lii dafa doy waar. gis naa vidéo yi ma yónnee. muy saxaat si sël-sëli ñuul kukk. donc ñoom bu ñu ne mënuñoo dëkk ak moom rek xëy na mënuñoo dëkk ak moom voilà. c'est que problème bi mooy benn nit ku nekk ci ay affaire am ci intérêt moom rek di ci yëg boppam. waruta lor ay ñeneen nit ñoo xam ni. ñu ngi fa seen. santé ak seen i doom Sénégal. seen santé ak seen i doom ak. seetlu appartement yi sax léegi gaañi bu ñuy boyal. duñ boyalee seen biir appartement yi de. escalier yi lañu teg foofu. escalier yi ñeneen ñi. seen yoon nekk day dugg si kër gi rek gaz carbonique bi xeeñ la. dëgg la de xamoo yow ki nga dëkkal ndax daa as. dëgg la de daa sunisi. dëgg la de ndax lii baax na seet na li ma leen di wax rek. kër yëpp am na kaw terrasse de. am na kaw terrasse am nañu waañ mais duñ ko def de. escalier yi dëgg la fourne bi génne ko teg ko ci buntu. tu as raison di fàttali nit ñi. am ci ñoo xamante ne ji seen waaye di yegg na ci dañuy takk seen mbuusu mbalit teg ko ci buntu appartement. waaye dëgg la te li leer mooy bu doon seen kër duñ ko def. dëgg la de duñ ko def bu dee ñoom ñoo koy def. ñu ngi def lu ñaaw. bu dee seen bon yee koy def nañu wax ak ñoom ñu ngi def lu ñaaw ndax xamoo ki nga dëkkal ndax mën naa nooyi lii wala mënu ko nooyi. salte rek ko dal salte rek mooy comme li Abba di wax rek c'est-à-dire dañuy topp seen intérêt yi bopp teraangay bopp. sans pour autant ñuy bàyyi xel. ñeneen ñi nga xamante ne ji ñu ngi ciy loro. mais xëy na waa ministère environnement dinañ ci jóg. waaw nañ ci jóg parce que population bi boobu amat na 1 an ñi ci topp di négocier te am mbir mi am na fu muy yem. maire bi tamit dégagé na ci responsabilité am mais tamit ne waa maire ba jóg jàppale population bi yéeg wàcc ba lii mën faa jóge ni ab étranger du ñëw ci ab dëkk nag di fàtt waa dëkk ba te kenn ñemewut a wax. nan leen ëpp doole. Njaay waxoon naa fi benn waay boo xam ne ay jinne ko topp ba munta am jabar ba Abba di bëgg a daw. waaw ndaw si ko raw. ndaw si téléphone boobu ñu doon wooyee ñun démb pour ñu ko doon interviewé téléphone boobu. téléphone ba yàqu na. lii loolu. déglu ndaw si di nga comprendre. moom. dafa am benn paa bu si waxoon fan yéene mu ni dafa am jabaru rab boobu ba léegi ba retraité na amul jabar amul doom ba ma ko déggee ba tey nag dama tiit parce que man depuis 13 ans 14 ans dañoo xam sama yaay ka ni dama am jëkkëru rab boobu ba léegi maa ngi koy dund bi may nekk xale dama doon gént di ëmb di wasin bu guddee ñu may dóor pour ma nàmpal samay doom su ma yeewoo wax ko sama maam mu ne ma gént la rek sama maam bu bi muy décédé maa ko wax sama maam bu jigéen sama tonton la même chose lu war a am ci famille bi rek man dama koy xam lu même sax lu ma kase ak nit nii dalay dal ba su may wax sax ba ci Coupe d'Afrique bi passé may ne sama xëy ma ne ci may liggéeyal na dañ ma dee ñu ne ma naari yóbbu nañ ko bi yow ñu ne ma yow waroo wax yow soo kafee dara sax day nekk dëgg dangaa war di noppi affaire bi ba mu passé naari jël coupe bi mu jàpp ma xëy si ñëpp na ma waxoon nañ la nga noppi sama petite sœur ëmb na man ko yow soo deful naa dañ la opéré 2 jours ñu opéré ko ba léegi su may wax sax dafay jug dem donc su ma toogee damay préféré takk sama écouteur noppi parce que en général lu may café sax day nekk dëgg lu war a am daf ma koy won ma sonn sama premier mariage 9 mois laa fa def sama jëkkër xëy rek na ma fase naa la góor bu ma nekkal da nga yaakaar takk moo ci des soo seetloo ñu ne la kii li mu àndal boo ci duggee tamit sa léppay taxaw ki ma doon sëyal affaire am yëpp a taxawoon amatul sax lu mu jëlee di pour ñibbi sonn bu mu ñibbee lu mu njëkk a def man fase ma am sama beneen bopp bu mu bëgg instant yi indil ma warugal bientôt 1 an mënuma fexe ba sëy bi am moom instant yi sax fi mu nekk mi ngi si ay problème mi ngi feebar tout le temps mënatul am dara sax lu mu yónnee fii bari comprendre nañu wax yéen moom seen lii bi yàgg na di mais damay xam li ma xam rek man noppi soo mu gisee nag danga naan manqué ma dara fekk ay problème naa di teg jusqu'au pied day dàq nit ñi si man nit daf may xool rek bañ ma man tamit noonu laay def nit damay jékki-jékki rek bañ la parce que xale naa maa ngi doog a dugg sama buntu àdduna teg si nekk sama taawu yaay nekk wéeru waayam war koo dimbali ku ma gis dañ lay bëgg da nature mais soo ma digee yaay yow day mel ni day am lu lay dàq loo xamante ne yow doo ko xam sax wala man ma lay toroxal dina ñàkk cër sax te du si man sooy naa soxla ma dara ku ma faj kase laa soxla bëgguma leneen ku ma faj te su ma buntu wërsëg ubbeeku mën na ma daw te mariage bi nii mooy jub si nii koo jëm xool sax mu ne la boo si jugul mooy loolu dafa doon wax tout le temps dina la wax fase la tout le temps kon noonu rek un bon jour rek boo xëy rek ne ma fase naa la sans raison sans explication nii dara
ñu bi may gën a nekk xale am ay 17-18 ans gént dama dem comme guddi dama naan nekkuma ci néeg bi guddi dem leen dama nekk ci beneen dëkk ci beneen kër dégg may ne gént naa marié ak moom gis naa tëdd ak moom mu jël ma comme ni muy jëlee jabar gént naa ëmb mais su ma xëyee du ma waxee comme bu ma nee maam damaa gént ëmb damay wax gént ëmb naqar la su ma toogaatee ba benn moment ma am doom su ma nee ko maam damaa gént am doom danaa ma loolu de sa naqar da lay dëdd mais benn moment dañuy dem ba def may dóor que ni damay nàmpal xale yi say doom la yaa leen jur damay yuuxu naan juruma ko mais kenn du ma dégg du ma yeewoo kenn du ma dégg su ma nee sax man dem ba ma yuuxu xanaa déggoo ma yuuxu yow mii dégguma la nga yuuxu su juddoo sama maam laa xam moo ma nàmpal moo ma yar moo ma dugal école moo ma defal lépp te damay toroxal sama maam parfois xeetu toroxal boo xam ne damay pare damay jooy ba sonn parce que dama xam lu ma koy defloo wala may weranteeg ñoom sax samay quelques maam yoo xam ne ñoom ba ñuy dund man juddooguma damay xam lu passé surtout lu passé loo xam ne juddu fekk sama yaay sax mënu koo xàmmee ko man dama koy fàttaliku dama koy wax sama maam léeg-léeg si ñoo xam ne ba ñuy juddu man xale laa boo xamante ne mënu ma ko fàttaliku mais dama naan bañ tuddoo nangam ak nangam jikko sax moom day ci ba parfois day préféré moom arrêté débat bi te daf may jaral werante te dëgg lay doon loolu tamit damay gis loo xam ne ñëwagul sama naan nangam bii nangam te lu ñëwagul moom bu ma koy wax lu ci ëpp kat laa koy jëlee wala dama koy wax comme ça ni hasardement rek quelque part rek ñu gis ko man dama nga daan gis jaxaraan mu nekk góor kilifa dafa nit ko xees la tamit nit ko xees pecc la mag la aussi dafa bijjaaw teg si jullit da ndax su ñëw 3 pièces la daan sol teg si maxana wala sax nag mujj gi sax dañ daan xeex mu bëggaan di ñëw comme pour tëdd ak man dañ daan xeex ba mujj gi léegi day xool sama copain sama jëmmu copain lay ñëwee daal nga xam ne su ñëwee dañuy sëy mais buy dem ci lay soog a xam ne bu sama copain bi moom la te li may wax nii pour nit gëm ko dina jafe trop ma ne la ki ma nekkal nii fépp ba ma joxee avance pour ne ma utal place nga liggéey ci la am problème 3 mois moo ngi nii day feebar du jóg liggéeyul def dara ci la commencé am problème ba tey tiit naa damaa jaaxle tout le temps day nekk sama nopp bi naan ma kii dina xëy wala ne la annulé nañ lépp na fi yam tout dégg nga ko lim ñu mujjee wax mooy téléphone bi nga xam ne moom leen doon jokkoog moom ba am ci moom lii dafa xëy suba ni ñu téléphone ba yàqu na te rab wi nee na ko soo amatul téléphone doo am foo waxee. te moom moom woo ci yéen. ah moom ku mu woo ci yéen. paas la doon waxal. d'accord na ko paas li jënti loolu ah même pour mu xam ne rek nun rab bi nun dañoo toog nii di ci wax nii rek wax émission waaw rek waaw pour mu xam ko. waaw paas la woo. neexalal rab bi kon waxaguma ah damaa bëgg mu leer rek. damaa bëgg mu leer rek Fall. faju daal la bëgg. xam naa nag am na ci li muy wax am na ci. lu ci bëri na da ko def ci xelam. li muy wax moom am na ci parce que nit bu la waxee fi mu jaar yëpp. wax la li mu dund yëpp. da lay leer na kii li mu wax nii. rab bu ko topp tongal ko sonal ko. lu am la mais am na loo xam ne nag moom moo ko ci dolli ci xelu boppam. ah xel mooy nit nee na jëkkëru maam ci. maanaam c'est psychologique quoi. nee na ok jëkkëru maam ci. avant muy gaañu da ko wax maam ci suba ga jëkkër ji maam ji gaañu. nee na ndijaayam avant muy gaañu da ko wax waa kër gi. ndijaay ji gaañu nee na Sénégal bi muy dem final coupe d'Afrique da wax xëy suba ni waa kër gi coupe ba naar ya jël nañ ko. mais moom day gis lu ñëwagul. waaw ba pare da nee na am na leen lu mu wax sax nee na maamam day toog ak maamam ak ay tantaam. loolu lépp dégg nañ ko jarul répété ba. di leen nettali. waaw mu loo xam ne moom fekkiwu ko moom boobu juddoogul. mais nag am na contradiction parce que bu dee day gis lu ñëwagul war naa gis muy mujjee moom. xëy na dina ko gisi bu dee day gis lu ñëwagul. war naa gis ak ëllëgam fu muy mujjee. wala lu koy faj. faju daal la bëgg. waaw faju daal la bëgg. mu ngi noonu. am na ñoo xam ne ñu ngi bàyyi xel xam naa ne sawaroo ci am élément bi dara de. non man ay élément jinne ki rab moom. dama ciy wax li ma ci xam rek après li ci des ma daal di noppi mais ci li ma bëgg ñu wax ci mooy. ban première couvre-feu gi nga xam ni moo amoon bii. yaa ngi woon sur le terrain. lan nga gis ak nag man nag pour man Ndiaye sama xalaatu bopp. pour man autorité yi war nañu xool xale yi fa ñuy déggee. ñu waxee ak ñoom foofu. waaw mu bañ a am kuy xëccante ak xale yi couvre-feu gi militaire dinañu wàcc nii man je pense que tey Grand Yoff am na koo xam ne bu waxee ak ñoom dañuy dégg Médina am na koo xam ne bu waxee ak ñoom dañuy dégg booy yi nekk ci banlieue bi am na ñoo xam bu ñu waxee ak ñoom dañuy dégg et puis ñu wax ko amicalement quoi ñu wax ak booy ñu dégg léegi nag bu ñu waxtaanee noonu bu ñu déggul après ñu soog a wàcc. ok ci sama xalaat laa wax quoi. waaw man sama wax du ci bari man li may def mooy féliciter la gendarmerie et la police féliciter la population Sénégal
parce que 20h ba 3h du matin man Mamadou Ndoye Bane maa ngi ci diggante biir Dakar Pikine Guédiawaye Thiaroye Parcelles Assainies maa ngi dugg sama kër 3h15 donc commencement ba wetu fin ba maa ngi ci woon li ëpp ci population bi fatu nañu ba heure ba jotee ñàkkul nag ay nit ay quartiers yoo xam ne ma nga doon jax-jaxi mais quartiers yi fatu ñi fatu moo ëpp ñi fatu woon fépp foo xam ne taal nañ fay punda yëngal nañ fa man dem naa fa. mais tu penses que yow ñi nekk ci biir mbedd meeg ñooñu leen fa bàyyi. ay xale yu ndaw lañu soo xoolee tranche d'âge bi entre 18 ans jàpp 25 ans lañu lan moo leen motiver bañ def loolu la ñu war a lijjanti mais képp ku leen génnuloo ba heure ba jotee moom fatu na képp ku leen génnuloo laa wax de wala képp ku leen influencé donc ngay xool rajo yi souvent da ngay dégg ay nit naan waaw couvre-feu bi nangam ak nangam kooku di wax noonu. su heure ba jotee. day fat jeegam. fat yi doomam léegi man benn affaire moo ma jaaxal. état d'urgence beeg couvre-feu bi ban pertinence la am. mais kooku ñi ko décrété la ñuy laaj man moom. man su ma leen déggee ñuy jëli mesure ak dogal damay laaj ñun ci ñi ñu jiite ñoom ban population la ñuy waxal. en toute franchise. xanaa bu Sénégal. gàttu xel weesul ndóbin rey sa maam ba pare ngay dem di fréquenter ay bukki. gis nañu li fi njëkkoon a jaar ci état d'urgence yi ki couvre-feu. li mu yàq. li mu yàq mooy. ci côté yëpp tënk nit ñi fatt leen sonal leen ñu xam ne lii def nañu ko c'est-à-dire bu mënoon a sax duñ ko teggi amul woon sens ñu koy indiwaat. xeex bi corona bi ñun ñëpp gëm nañ ne am na ñëpp gëm nañ ne mi ngi lore ñëpp gëm nañ ne amaguñ lu koy faj. mais da ngay seet wenanu doxin gis nga li ñu daj ci couvre-feu mobiliser takk der yi teg leen ci tali bi fatt nit ñi bëgg leen a tëj tànn ci ñaari région ñoom la ñuy tëj gis nga buñ ko tegoon ci affaire communication beeg mesures yeeg moytu geeg fagaru gi moo ëppoon importance ëppoon pertinence fuuf ñu naan nit ñi da leen tëdd 21h da leen tijji 5h du matin. je respecte li nga wax nii. lii nii amul sens. waaw déglu ma amul benn sens. waaw déglu ma. waaw je respecte li nga wax. waaw man par exemple man contraire bi laay wax li nga wax nii jaruma koy répéter parce que temps bi contraire bi man li may wax jàpp naa ni couvre-feu bi lu am sens la te lu am solo la pour man loolu ça n'engage que moi. c'est rek man benn problème laa ci am mooy bu ñu couvre-feu 21h ba 5h du matin yeewu 5h du matin dem ci marché yi ñu jaxasoo waat yéegandoo ci kaar yi jaxasoo. man problème boobu laa man daal démb bu heure bi jot na nit ñi dajaloo ci garage yi di buuxante pour am oto. ci loolu laa jëm. waa léegi yow comment nan nga mën a déshabiller. ci loolu laa jëm pour habiller Paul. ci loolu laa jëm. imagine toi nee nañ heure bi jot na gars yi ñu ngi ci garage kenn ku nekk bëgg a ñibbi. pour bañ ñu fitnal la. lan la ñu def di buuxante pour am oto léegi rassemblement ngay bañ créer nga rassemblement. ci loolu laa beneen bi stop mooy koo xam ne day kaajiri pour di dund. da ngay xam noo koy gunge. d'accord sénégalais yi ñu mën a respecté couvre mooy ñoo xamante ne ji am nañ lu ñu dundee mën a toog seen salle di seetaan télé ak réseaux sociaux yi mais koo xamante ne ji yow dund welengaan ngay dund li ngay lekk tey yaa ngi koy lijjanti ci ngoon gi bala nga koy tëj ak di ko tijji da nga koy c'est-à-dire dafa am looy jiitu. d'accord c'est xam nga ku ci nekk sa xalaat. man daal li may voilà waaw li may ñaan yaay aba dinañ ko jëfe parce que c'est la loi et damay ñaan bépp sénégalais. waaw ñu respecté loi bi ñu jëfe ko. jaajëf mais pour autant. waaw amul sens. d'accord comme ni mu ne amul sens man noonu laa jàppee ne am na sens di ñaan tamit état bi ñuy xaw a teggi seen tànk ba 22h. mais aba déglu ma. dëgg Ndiaye teg tànk ci waru. waaw déglu ma ginnaaw ginnaaw teg leen sax li may ñaan nii c'est pour la population. pour que waxal ak seen gars yi amul sens. waaw déglu leen ma rek xam nga lii mooy influencer xale yi. lii sa classe yi lay influencer xale yi. gars yi amul sens. waaw déglu leen ma rek xam nga lii mooy influencer xale yi. lii sa classe yi lay influencer xale yi. gars yi amul sens. waaw déglu leen ma rek xam nga lii mooy influencer xale yi. lii sa classe yi lay influencer xale yi. gars yi amul sens. waaw déglu leen ma rek xam nga lii mooy influencer xale yi. lii sa classe yi lay influencer xale yi. gars yi amul sens. waaw déglu leen ma rek xam nga lii mooy influencer xale yi. lii sa classe yi lay influencer xale yi. gars yi amul sens. waaw déglu leen ma rek xam nga lii mooy influencer xale yi. lii sa classe yi lay influencer xale yi. gars yi amul sens. waaw déglu leen ma rek xam nga lii mooy influencer xale yi. lii sa classe yi lay influencer xale yi. gars yi amul